pour tàmbali dañuy def benn focus ci ki nga xamante ni bokk na ci benn ci chef bande yi nga xamante ni nii doon nañ def ay ñaawteef ci biir réew mi muy Alioune Badara Samb ñu gën ko xam ci Ino. Ino nag mi ngi juddu le 10 mars 1977 ci banlieue bu Dakar ci quartier bi nga xamante ni mooy Yëmbal. li yéeme ci histoire am nag moom Ino mooy boo laajee ñi nga xamante ni jege nañ ko dañ lay xamal que ni bi mu nekkee xale nekkul woon xale boo xamante ni dafa violent woon maanaam ësul woon. anecdote bu ndaw même bu doon jouer football ak ay xaritam ci mbedd mi buñ ko sélectionné wul woon daawul xeex mais da doon jooy pour wane ni rek ab xale mën na bañ a yor jikkoy bandi ci bi muy nekk tout tànk mais àndandoo yu bon yóbbaale ko ba soppi ko. loolu moo dal Ino parce que gannaaw ba mu quitté école en classe de CM2 dafa commencé di fréquenter ay def ko du ñaawteef yu ci mel ni Banda Dabo boobu noonu bokkoon ci band yi gënoon mag ci réew mi moom ak Ahmed Diop ak ku ñu woy Mamadou Makhtar Sow ak Talibouya Koyaté ñoo xamante ni nii daanaka ñoo magoon Ino ci ay at màggee nañ ko entre 5 jàpp 20 ans ñooñu ñoo ko initié ci li nga xamante ni mooy wàllu banditisme mu nekkoon bande bu sonaloon trop banlieue bi parce que daan nañ fa amal ay agression waaye itam ay cambriolage. en 1997 jamono jooju Ino mi ngi amoon seulement 20 ans ñu tegoon ko loxo ci li nga xamante ni mooy vol commis par plusieurs personnes maanaam def ñaawteef ànd ak ay doomi aadama ak ay yeneen infraction yu ci mel ni violence yor arme te amoo autorisation ak li nga xamante ni mooy sàccum oto. jamono jooju bi ñu defee perquisition ci biir këram moom Ino fekk nañ fa ay appareil électronique yoo xamante ni daf ko sàccoon pistolet automatique ak ñetti chargeur yoo xamante ne nii benn bi am na lu toll ci 8 cartouches de guerre. ci même année bi en 1997 Ino rëcc kaso bi mu rëccee nag mu def voyage dem Belgique mais malheureusement pour moom dañ ko rapatrier Sénégal ci même année bi muy décembre 1997 bi mu yegsee nag Ino duggaat ci li nga xamante ni mooy wàllum banditisme moom ak groupe am continuer di def ay cambriolage ak ay yeneen ñaawteef ba ñu arrêté waat ko en 1998. biñ ko nag tëjee kaso biir chambre 16. Ino xamante fa ak yeneen bande yoo xamante ni ñoom it dañ leen teg loxo foofee ci kaso bi la taxawalaatee beneen groupe boo xamante ni nii ki ko composé mooy Moussa Dioum Abdou Konté Pape Ndiaye ak kii di Alassane Sy ñu gën ko xam ci turu Alex. dañuy des ci moom Alex bi nga xamante ni nii magee woon na Ino lu toll ci 4 at jamono jooju amoon na soxna am benn doom mais particularité Alex mooy spécialiste la ci li nga xamante ni mooy wàllum oto maanaam mun na ibbi bépp xeetu oto jëli na ci biir wala mu jël ko yóbbu. lu ko may loolu nag mooy papa mécanicien la woon ci garage bi la jàngee loolu lépp dem ba maîtriser bépp marque oto bu mën di doon. léegi nag moom Alex comme ni ñu ko waxee sànq ak Ino ak Moussa Dioum ak Abdou Konté ak ki ñuy woowee Pape Ndiaye formé benn groupe boo xamante ni bokk na ci gang yi gënoon am doole ci jamono jooju noonu. bi ñu créé seen gang boobu nag ñu tàmbali di def ay série de cambriolage di attaquer yenn zones yi nga xamante ni mën nañ ci cité Grand Yoff Ngor Thiès Saint-Louis def fa ay ñaawteef yu bëree bëri jël fa itam alal ju takkoo takku. beneen mbir bi ñuy def bi gën a garaaw mooy dañu defoon braquage ci benn magasin d'armes bu nekk camp militaire bu Thiaroye ñu jël fa ñetti pistolet automatique ak ay chargeur pour wal leen rek fit gi bande boobu noonu amoon parce que ku dem ba dugg ci camp militaire pour jël ay armes yow am nga benn niveau boo xamante ni jéggi na doyo ci wàllum banditisme. ci même période bi Ino Alex ak ñeneen ñi ñuy àndal attaqué Wakam benn projet USAID ci seen intervention boobu noonu ñu yeew fa ñetti gardiens yi nga xamante ni ñoom monté woon foofu yóbbaale fa benn oto 4x4 benn Mini-Chaine beneen oto Toyota benn groupe électrogène ak benn chéquier. ñu ngi ci atu 1999 élément brigade bu Thiaroye am ay information ci ki nga xamante ni mooy Alassane Sy ñu gën ko xam ci Alex ñu localiser ko fi nga xamante ni mooy Malika. jamono jooju noonu Wagan Faye moo nekkoon porte-parole gendarmerie nationale mu joxe woon comme information que ni Alex mi ngi nekk ci benn oto Citroën Xara oto boo xamante ni moom Alex mi ngi ko sàccee woon ci bureau de la coopération française bu ministère de l'intérieur. mais malheureusement biñ ko localiser Malika ba yegg si fa ak seeni élément Alex nekk fa woon dafa daw mais quand même jot nañu teg loxo ñenn ñi mi àndal ñu ràññee ci kenn muy Alioune Abadalit Samb ñu gën ko xam ci turu Ino bi nga xamante ni jamono jooju gars yi dañ ko doon wër di ko seet parce que dafa rëccoon kaso en février 1999. ci opération boobu noonu ñu amaloon Malika benn alkaati ñoom Alex dañ ko tiire bal ci tànk laataa ñuy daw ak benn 4x4 Toyota double cabine. oto boobu itam ñu ngi ko sàccee ci sous-préfecture bu Gandiaye.
gannaaw loolu nag groupement d'intervention de la gendarmerie nationale formé benn équipe bu toll ci 12 éléments pour teg loxo ki nga xamante ni mooy Alassane Sy ñu gën ko xam ci turu Alex. finalement ñu ngi ko jàppee Ross Béthio moom ak yeneen defkatu ñaawteef yi mu àndal muy Bokar Ba ñu koy wooye Jibi Cheikh Ba ak Ahmed Ba ñu koy wooye ci turu Ifra. biñ ko yóbbee Rebeuss moom Alex fekk fa xaritam bi di Ino mais jamono jooju dafa amoon problème biir administration pénitentiaire pour Sénégal ci rëccu kaso bi nga xamante ni Ino amaloon na ko parce que d'après ay information dafa rëccoon ci ndimbalu ay responsable prison bi jamono jooju en 1999 ñu ibbi ab enquête pour xam yan responsable pénitentiaire ñoo dimbali Ino ba mu rëcc kaso. ci enquête bi benn gardien ne bi Ino di rëcc kenn kese moom monté woon. léegi nag kooku noonu bi mu doon dégager bool yi nga xamante ni prisonniers yi moom la doon lekkee lañ ko attaqué itam gardien bi nga xamante ni moom monté woon ci porte principale bi. mais thèse boobu noonu gars yi mënuñu ko woon dégg parce que dañu jàppoon ni yenewul maanaa ci noonee yenn ci ay responsable prison bi ñu tekki seen ndombal tànk ki ci njëkk mooy Badara Fall bi nga xamante ni moo nekkoon adjoint au régisseur de la prison centrale de Rebeuss. ñu teggi ndombal tànkam parce que dañ ko accusé ni moo dimbali Ino ci rëcc gi mu rëcc. le 10 juin 1999 doyen des juges muy Demba Kandji place ko sous mandat de dépôt tëj ko ci kaso bi nga xamante ni mooy Rebeuss ak prisonniers yi nga xamante ni moo leen waroon garder. ba tey ci mois de juin 1999 Moustapha Wele moom itam nekkoon garde pénitentiaire ñu teg ci moom loxo tëj ko. jamono jooju aussi yeneen personnalité ci biir réew mi impliqué nañ leen woon ci mbir mi. kenn ki ci gën a ràññee mooy ndem si yàlla si Ben Bass Diagne yàlla na suuf fooyof ci kawam mu nekkoon patron wu rajo bii di Dunia moom nag lu tax ñu tegoon ko loxo mooy parce que nee nañ dafa jëndoon ay matériel informatique yoo xamante ni ñoom Ino ñoo ko jaay te matériel boobu noonu dañ ko sàccee ci service de la météo bu Sénégal information yooyu noonu Ino moo ko joxe woon gannaaw bañ ko tegee loxo te bi alkaati yi demee ci bureau Ben Bass Diagne effectivement fekk nañ fa benn écran plat ak benn ordinateur boo xamante ni nii service de la météo moo ko moomoon. ñeneen ñi itam tegoon nañ leen loxo ñu ci mel ni ay doomi transporteur bi nga xamante ni mooy Barolo ñoom itam impliqué woon na leen ci mbir mi ba teg leen loxo. ci biir maison centrale d'arrêt et de correction bu Dakar Alex ak àndandoom yi doon seet bépp moyen pour rëcc ci li nga xamante ni mooy prison bi mais à chaque fois dañuy échouer d'ailleurs Alex tànkam mosoon na ci damm. bi ñu continuer di def ay tentatives di jéem a rëcc Alex moom ak yeneen juróomi détenu ñu condamné leen lu toll ci 5 ans de prison ferme waaye itam ñu fay lu toll ci 2 millions de francs CFA pour dommages et intérêts. Cheikh Talibouya Koyaté ak Pape Konaté ñoom ñu tëj leen lu toll ci 7 ans de prison ferme. mais entre temps Ino moom ak yeneen détenu jot nañu rëcc le 6 juillet 2001. bi ñu génnee ñu formé waat beneen groupe boo xamante ni nii li leen tax a jóg mooy di opérer ci yenn localités yu mel ni Saint-Louis Mbacké Mboro ak Dakar ñoom nag lu bëri ci seen intervention càcc gi ñu doon amal ñu ngi ko jëmale woon ci ay oto di def tamit ay hold-up ak ay cambriolage mais tamit doon nañ attaqué ay station de service ci gox bii di Patte d'Oie ak Ouakam mu doonoon ay braquage yoo xamante ni dañ ko doon def di gaañ ay doomu aadama parce que jamono jooju ki ñuy wooye Ifra ñu ko doon dippee le sanguinaire dafa yoroon jaasi goo xamante ni nii da ko doon goraate attaques yu bëri amaloon nañ ko ci biir réew mi mais takk der yi ñoom tàyyi wuñ ci di leen seet ñi ngi doon continuer di mener ay enquête ak ay recherche ba bis biñ leen di localiser fi nga xamante ni nii mooy ci yoonu Mauritanie bi gendarme yi nga xamante ni ñoo nekk Kébémer fexe ba teg leen loxo ñu nëbb leen jant bi fi nga xamante ni mooy Rebeuss. gannaaw bañ ko tegee loxo nag Ino ñu war ko àtte ci kanamu tribunal des flagrants délits moom Ino teggi tuuma yi ñu ko doon teg bu mu jëlee kàddu mu nangu ne daan na def ay càcc di attaquer ay bërëb moom ak ay àndandoom mais di xamal ni moom musul rey nit wala gaañ doomi aadama ci opération yi mu daan mëne. parce que ci fàttali Ino ak Alex malgré cambriolage yi nga xamante ni ñi ko doon def di sàcc ay oto di toj ay locaux di fa jël ay alal malgré loolu lépp ñoom musuñu rey doomi aadama en tout cas bu ñu sukkandikoo ci PV yi nga xamante ne nii fësal nañ ko ci seen enquête. Ino ba tey bi mu jàkkaarloo ak ki nga xamante ni mooy madame la juge yëkkati fa yile kàddu ne juge bi ci boppam ëllëg bis bu occasion présenté waatee pour ma rëcc dinaa rëcc génn kaso ba parce que fële ca 100 mètres conditions yi nga xamante ni moom la ñu doon dencee dafa métti trop loolee sabab ma rëcc moom Ino mooy wax ba léegi ne bu dul dara sax ab doomi aadama laa mais gannaaw bañ ma tegee loxo def naa lu mat fanweeri fan ak juróom-ñett ci biir kaso bi ñu xañ ma samay àq ak yelleef yu bari rawatina xañ ma li nga xamante ni mooy faju sama bépp droit dañ ko salfaañe ci biir kaso bi
Ino yëkkati yooyee kàddu bi mu jàkkaarloo ak juge bi mais teewul condamné nañ ko à perpétuité. ginnaaw ba mu delloo kaso pour tëdd penam Ino dundam commencé jël beneen tournure parce que dafa xamanteeg ci biir kaso bi ndem si yàlla si di Abdou Latif Gueye bi nga xamante ni moo fondé ONG bii di Jamra te jamono jooju mu nekkoon président ONG l'Afrique aide l'Afrique. moom Abdou Latif Gueye ñu tegoon ko loxo le 20 juin 2002 ci dossier wu antirétroviraux yi loolu beneen dossier la mais Abdou Latif Gueye dafa am rôle bu bari bu mu joué woon ci dundu Ino bi mu nekkee ci biir kaso bi parce que moo tax mu dellu si waat di jaamu yàlla maanaam di julli ak def yenn farata yi. d'ailleurs Abdou Latif Gueye ci boppam moo jàngal Ino alxuraan ci biir kaso bi mu dem ba koy tari waaye itam di ko bind ñoom ñaar ñu doon partagé lu bari parce que ci nettali Abdou Latif Gueye lépp luñ ko mësaan indil ci biir kaso bi da ko doon séddoo ak Ino ba ni muy génnee kaso moom Abdou Latif Gueye dafa continuer di taxawu Ino d'ailleurs bi mu doon voyager dem Maroc le 23 novembre 2004 dafa wax ay proches am ñu taxaw ki nga xamante ni mooy Ino. jamono di dox Ino commencé di yëg feebar ci biir kaso bi dafa amoon feebar bi nga xamante ni moom la ñuy woowee insuffisance rénale muy sooxaale ak jàngoro jooju ci biir kaso bi ba niñ koy évacuer ci pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec. foofee la ñàkkee bakkanam bisu àjjuma 29 janvier 2005 ci 11h ci suba. kaddu yu mujj nag yi nga xamante ni moom la yëkkati ci bi muy génn àdduna moom Ino mooy ay kaddu ngërëm rawatina jëmale ci ki nga xamante ni mooy Abdou Latif Gueye bi nga xam ni moo ko xamal diineem waaye itam jàngal ko lii di alxuraan. d'ailleurs Abdou Latif Gueye bi Ino di génn àdduna mi ngi ko fekk Maroc mais teewul wax na ay mbokkam ci njiital Mame Matar Gueye ñu taxawu Ino denc ko comme l'islam nu mu ko santaanee ci noonee lañ ko denc ci armeelu Yoff. ci enterrement bi nag ñu fa teewoon ci ay mbokkam daanaka bariwul kañ fa ràññee daal mooy benn sëram buy wuyoo ci turu Kiné Samb. Ino génn àdduna yenn ci ay àndandoo mi des kaso kiñ ci gën a ràññee di Alex ñu leen di toppee li nga xamante ni mooy viol collectif agression kuréelu defkatu ñaawteef ak ay braquage en série yi nga xamante ni amal nañ ko ci dëkk yu bari fii ci Sénégal. cour d'assises bu Dakar jugé waat leen le 6 octobre 2008 condamné leen ay peines yu wuute. en 2016 Alex ak ay àndandoom yi nekk ci biir kaso bi bind ab lettre di sakku ci askanu Sénégal ñu baal leen àq ñeenti at lañ ci teg yoon wu Sénégal accepté demande boobu noonu waaye ñenn ci ñoom kese lañu bàyyi. mën nañ ci citer Alioune Badara Diakhaté ñu koy wooye Boy Naar Pape Ba ñu koy wooye Tukuleur Baba Alioune Traoré Ahmed Ba ñu naan ko Ifra Moussa Dioum Cheikh Ba Déthié Faye Daouda Ba Mandiaye Ndiaye Mbaye Touré Ndiaye Bassirou Silla Siley Goudel Diallo Latir Sarr Mamadou Keita alias Yàgg Bounama Gueye Fody Cissé ak ñeneen gannaaw nag bañ leen bàyyee ñenn ñi dem nañ moodu yi ña ca des nekk ci biir réew mi di amal seen activité mu desoon Alex ak ñeneen moom Alex bi nga xamante ni lu yàggul dara président de la république gracié na ko. donc gis ngeen parcours bande bi nga xamante ni Ino ak Alex ñoo ko jiite woon ak fi ñu mujjee ñu bari ci ñoom ñu ngi jéem a dabu li ñu weesu di rëccu li ñu defoon ci seen àdduna parce que ñu ngi jëm mag ña ca des suñu borom jël na seen bakkan parce que bu weesoo Ino am na ñeneen ñoo xamante ni ci biir kaso bi la ñu génne àdduna ku ci mel ni Abdou Konté ñu ko daan wooyee borom Kalachnikov bi ak kii di Djibika donc gis ngeen ni dundu bandi amul mucc leçon la pour jeunes yi rawatina ñi nga xamante ni tàmbali nañ jël yoon woo xamante ni yoon wu safaanu la. donc objectif vidéo bi loolu la woon expliquer leen seen parcours ak ñoom ñëpp fi ñu mujjee te ku ci nekk war ci mën a jël leçon ku ci nekk war ci mën a jàng lu bari. donc jàngat bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf. ay Moussa Sonko ngalawaay sonko sa yaay gàddu ñaari boolaañ bi samet campenal waay Boubacar Sonko fi sonal ngeen seen yaay ngeen ko baalul waay